jërë ngeen jëf suñu mbokku internetu igfm.sn ñu ngi leen di jaajëfal ci taamu bi ngeen ñu taamu saay su ne di ànd ak ñun tey nag dañu def benn doxantu bu am solo ñëw fii ci Cambérène seet si fi benn homme de culture di nit koo xam ni que kuy dundal cosaan la ak aada ci réew mi dajale ay xeet yu bëri ci réew mi tëgg fa lamb ju mag fee ci arène nationale duñu def lu dul fas yéene séq ak moom waxtaan naka la def ba taxawal bis bu rëy bi mu taxawal ci arène nationale Abdoulaye ñu lay bàyyi nga nuyoo. ñu ngi lay fay Boubacar ziar nañ la bu baax yow caméraman bi nga àndal donc gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant bu baax way juree sant bu baax a baax di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yu nekk Sénégal ñëpp. donc di ci jiital président de la république et ak tous les sénégalais kenn ku ci nekk jox nañ la sa wàccuwaay fi nga nekk ak ni nga nekkee nuyu nañ leen donc comme ni nga ko waxee donc Souleymane Lemay Abdoulaye Ali Diallo donc lañ ma gën a xamee donc di nekk un opérateur économique mais en même temps di yëngu ci culture donc culture moom la suñu mbokk di pëli di woowee Fina Tawa donc comme nu ma ko waxee ci yeneen interview yu jàll yi moom mooy la culture mooy comme lu may faral di wax c'est une bénédiction divine don de Dieu la donc suñu borom moo ko wàccee si ñun donc kenn ku ci nekk mu def la li nga doon moo ma def pël mu def nit keneen ki séeréer kële mu def la joola donc on ne choisit pas sa naissance donc suñu borom donc moo ñu sàkk indi ñu kenn ku ci nekk nag am lu mu la jox donc nag moo waral bu ñu waxee loolu nit ki war nga xam fi nga jóge xam ki nga doon nga bëgg sa bopp nag donc balaa ngaa bëgg keneen wala keneen di la respecter il va falloir yow sa bopp nga respecter sa bopp nag base fondamentale bi moom mooy li nga doon moom mooy la culture donc nag kenn ku ci nekk nag am lu mu la jox comme li ñuy wax nul ne détient le temple du savoir séeréer yi am na lu ñu yor pël yi am na lu ñu yor joolaay am na lu ñu yor wolof yi am nañ lu ñu yor mais boo gisee mënoon nañu def ñun ñëpp ñu nekk benn xeet benn langue benn couleur de peau donc ñun ñëpp mu def ñu benn nit mais su boobaa dafay monotone kenn dootul amati soxla ci keneen ki mais tey su ma defee pël yow mu def la séeréer am na li nga yor li nga xamante ne man mii pël war naa ko soxla man mii pël am na li ma yor séeréer bi war na ko soxla loolu moo waral mu ne nañuy jokkalante donc nag kenn ku ci nekk nag xam sa bopp donc nag boo ne culture nag lu mel ni làmb dafa bokk ñun ci suñu cosaan waaw dafa bokk suñu cosaan ñun en tant que pël d'abord balaa may ñëw ci cadre général Sénégal mais en tant que pël donc làmb dafa bokk ci pilier yu gën a mag tey ci suñu culture ñun ñuy juddoo fii nag ci Dakar yoroo fi màggee fi dañ jàppoon ni la lutte traditionnelle pël amul wala existé wul wax naa ko keroog ci interview unité 24 fii ci Parcelles lañ juddoo ci kanamu Manga 2 bu daan bëree ñun ñëpp dañ daan ànd ak moom di supporter dañ jàppoon ni pël yi amuñu lutte traditionnelle alors que boo demee ci village yi ci frontières yi ñu ngi fay def la lutte traditionnelle bu baax a baax donc nag ñu créé rajo bi nga xamante ni moom mooy rajo Fulbe international la fréquence 102.6 ici à Dakar mu lëkkaloo nag ak rajo yu bëri yu nekk ci région yi donc nag tey fii mooy carrefour bi mooy point de convergence bi donc lu mel ni la communauté Peul ak nu ñu toll à travers le monde entier ñu leen di wax le peuple le plus répandu en Afrique donc nag ñu am benn média bi nga xamante ne yàlla def na tey ñun ñoo ko jiite moom moo nekk fii ci Dakar tout ce qui se fait ci yeneen langues yi ñoom dañ leen koy defar en langue pulaar donc nag rajo boobu moom moo juddu en 2016 depuis boobu ñu def ay événements en dehors de communication bu ñuy def di indiwaat cosaan ci rajo bi
mais dafa am beneen forme de communication moom mooy def ay activités culturelles donc ñu organiser première édition bi Grand Théâtre en 2017 deuxième édition bi ñu dem stade Iba Mar Diop donc mbër yu nekk ci village yi ñu fexe daggal leen ay licence donc ñu fexe formaliser waat affaire bi ñu indi leen stade Iba Mar Diop donc jour boobu aussi en 2018 la woon cosaan gis nañ ko fa gëléem yi ñëw mbaam yeeg façon lépp li nga xamante ni dafa bokk ci suñu culture lépp ñu fexe ñu gis ko fa donc ñu ne nag du fa yem comme xajuñu woon Grand Théâtre xajuñu woon stade Iba Mar Diop ñu ne nag am na bijou bi nga xamante ni président Macky Sall def na ko nee nañ ko arène nationale c'est pour tout le monde donc depuis bu ñu ko sàkkee gis nañ am na lu bari lu fay xaw donc ñu ne dinañ dekkaliwaat la lutte traditionnelle pël lu ñuy naan une pierre deux coups ñun dañ ne une pierre plusieurs coups moom mooy tey bu ñu ne jàmm ci Sénégal amul fenn fu ñu ko mën a jaaree fuddul cousinage à plaisanterie diggante séeréer beeg joolaa beeg pël beeg donc kal gi loolu moom mooy sookul yittee Sénégal depuis démb moom la fi sunu maam yi bàyyi woon donc nag tey bu dee la jeunesse dañ dem ba perdre xamatuñu fu ñu jëm ñuy roye ci li nga xamante ni moomuñu ko àdduna du yàgg mukk ba ñu mel ni ñooñu donc nag pour ñu respecter leen il va falloir kenn ku ci nekk xam li nga doon bëgg sa bopp nga bañ cee complexé donc nag raison pour laquelle ñu ne dañuy dekkaliwaat la lutte traditionnelle pël jour boobu mooy le 8 janvier bii jàll donc ñu def cordon ombilical diggante zone nord ak zone sud boo ne pël yi pratiquement foo dem da nga leen fay fekk donc fii on a tendance à les segmenter ñu naan ñii cuballo ñii maabo ñii ñeeño wala ñii ay tukuleur ñoom ñëpp c'est des pël la langue parlée c'est le pulaar ñoom ñëpp c'est des pël y a pas de distinction donc nag ñu ne dañuy dekkaliwaat cosaan bi ñu delloowaat suñu valeurs yi donc ñu jël zone nord ak zone sud ñu jóge Fuuta Tooro ñu jël ay lutteurs yu jóge Fuuta Tooro jël yeneen lutteurs yu jóge sud mooy Casamance donc ñu jël foofu 6 lutteurs yu ñu jëlee zone sud donc pour doxaat jokku mbokk diggante pël yu nekk Fuuta Tooro ak pël yu nekk Casamance ñu ne duñ fayam dinañ dekkaliwaat cosaan mais en même temps aussi dinañ fexe lu ñuy naan cohésion sociale li taxoon Sénégal am jàmm ñu ne dinañ fexe ñu joué waale rôle boobu ñu yóbbaale loolu ñu woo suñu mbokku séeréer yi Manga en tant que président bi jiite comité lutte traditionnelle Manga de jàppale ñu ci lu mel ni Père Babou ak waa CNG ñoom ñëpp ñu accompagner ñu ci beneen bi moom mooy ñu jëli joolaay même chose boo xoolee joolaay nu ñuy defee seen cosaan ak sunu mbokk pël yu nekk Casamance sorante wuñu donc ñu jël mbëru joolaa bi ñu ne dañ koy boole ak pël buy jóge Fuuta Tooro ñu jël mbëru séeréer bi ñu ne dañ koy boole ak pël buy jóge Casamance donc ñu ne tey loolay jàmm boo ne Dakar aussi xam nga ne lébu yi féetuñ ci ginnaaw donc ñu ne dinañ dem jox jaraaf Youssou Ndoye wàccuwaayam donc moom it mu nekk nit ko woyof ñëw ne voilà ñu ne su boobaa dina arbitrer comme diggante ñun ak pël yi kenn ku ci nekk yaa ngi naan kële maay sa buur donc jaraaf dina ñëw arbitrer sa bés ba donc nag yàlla def na ñun pël yi ñoo daan séeréer yi donc luñ leen yàgg wax ñun ñooy seen buur donc nag séeréer yi dañuy naan joolaay ñoom ñooy buuru joolaay ñun ñu nekk buuru séeréer yi donc ça veut dire que ñoom ñëpp ñun ñooy seen buur donc looloo neex loolooy Sénégal donc ñu def loolu vraiment suñu mbokk yi wuyu si partout ñuy jóge extérieur ñuy jóge Mali ñuy jóge Côte d'Ivoire ñuy jóge partout à travers le monde entier ñëw. événement bi. keroog gis nañu arène nationale. ni mu feesee. ak xeetu mbër yi nga fa dajale. est-ce que loolu yomboon na nga def ko. waaw. yomb na yombul donc c'était très compliqué mais sant yàlla parce que yéene buñ ci amoon moom mooy jàmm te dañu waxoon ni dañ cee jiital
dañ def nañ lu ñu war a def mais sunu borom moo ñu mën a féete fu ñu mënul féete sunu bopp donc nag bu ñu defee loolu boo xoolee lu mësul am événement bi ngay organiser rek nga gis ay mag yi nga xamante ne am nañ 90 ans ñi am 95 ans ñoom ñoo ñu jiitu arène nationale ba depuis 8 heures événement bi war a démarrer 17 heures depuis 8 heures ci suba nga gis mag yi yor seen ay bant ànd ak seen ay sët ak seen ay sajaad ak kurus ñoom ñoo jiitu ci arène ba donc nag seen ñaan ñoo ñu jàppale tey mooy lu ñu waxoon jiital nañ sunu borom boo ne sunu borom tey mag ak dafa jege yàlla donc nag ñoom à chaque fois événement yu ñuy organiser ñoom ñoo fay jiitu donc bu ñuy organiser événement bu ñu leen fa gisul dañuy naan événement bi narul baax donc nag ci seen ñaan ñu déplacer lutteurs yi yu jóge Fuuta Tooro donc bu ñu ñëwee donc il faut ñu dalal leen parce que nekkuñu Dakar il va falloir nga am foo leen wàcce yor seen lekk seen naan ba jour ji ñu jóge Casamance aussi comme noonu donc nag comme lu ñu wax kenn ku ci nekk li ma waxoon sànq moom mooy séeréer bi am lu mu yor pël bi dina ko soxla donc tey lu mel ni Manga 2 di suñu jàmm bu ñu soxlaa moom it en tant que président bi jiite comité lutte traditionnelle mu taxaw ci taxawaay bu am solo président CNG même chose séeréer la Sitor Ndour en tant que séeréer jour boobu gis nga ko donc am na si suñu cosaan suñu façon lekk lu ñuy naan kodde ak kosam donc soolo bi nga xamante ni dafa ànd ak dak donc da ngay gis arbitre yi ci seen bopp dañ doon lekk ci kii boobu donc nag loolay Sénégal lu mësul am donc nag xeet yi kenn ku ci nekk ak sa façon ñëw indi sa culture loolay Sénégal donc problème violence yuy am souvent ci Sénégal ñu ne dañu wan Sénégal du politique moo ko mën a régler cousinage à plaisanterie loolu la fi sunu maam yi bàyyi woon surtout ñu jëm ci campagne électorale jour boobu nekk ouverture campagne politiciens yëpp woote ñu nit ñu woote gis nga arène bi dafa feesoon ñëpp bàyyi loolu ñëw ci événement bi donc dañoo bëgg seen bopp boo gisee mag yi ñoom ñoo fa jiite parce que dafa nekk ay valeurs yi nga xamante ne dañ koo commencé woon perdre jeunesse bi xamatuñu fu ñu jëm donc nag raison pour laquelle bu ñu ko defee doonul woon lu yomb dajale ay nit parce que même sa biir kër mbooloo pour nga gérer sa biir kër problème la waxantuma lu mel ni arène nationale donc pour une première ci histoire du Sénégal ñu ne def nañ ko yàlla suñu borom jàpp lañu ba mu réussir waaw. événement bi naka lay demee chaque année lay doon waaw événement bi boo gisee tey lu toll noonu mënoon nañ def même bu doon billet 1000 francs lañ defoon 22000 places ça te fait 22 millions mais dañ ko def gratuite pour wan Sénégal jàmm lañu woote waaw donc nag boo wootee jàmm foog naa ni jarul nga ci laaj en retour parce que jàmm lépp ci la xaj boo ci doon am ay milliards te neewuñu ci jàmm tamit milliards yooyu c'est zéro donc jàmm moom moo jiite moo tax ñu def ko donc nag def nañ ko comme ni ma ko waxee bi rajo bi amee 1 an ñu def ko Grand Théâtre 2018 ñu defaat ko donc ñu doon waajal 2019 diggante 2020 Covid bi ñëw mais lii ñu def fu mu toll nii suñu mbokk yi ci feedback retour yu ñuy am nee nañ bëgguñu sax mu ñuy xaaraat ba at bi war nañ ko def ci biir at même bu dee 2 à 3 fois ci année bi donc parce que lu rafet la lu neex la jokk mbokk la ñi nga xamante ne gëj ñu ñoo gisee pendant plus de 50 ans wala 40 ans jour boobu noonu ñu ci bëri am nañ opportunité pour gisewaat rongañ yi bëri woon na fa rongañu mbégte ay mag yi nga doon gis donc vraiment mu nekk affaire bi nga xamante ne lu yërëmtulu la woon donc yërmande suñu borom moo fa wàccoon donc nag événement la bi nga xamante ne dinañ ko faral di def incha allah donc dina continuer déjà présent ñoo ngi xoolaat ni ñuy defaat donc plus que ñuy dem ñuy gën a yokkaat muy gën a rafet donc lépp c'est le Sénégal dekkaliwaat cosaan la cosaanu pël mais yóbbaale sunu mbokk yi donc loolooy Sénégal bu ñu bëggee Sénégal am jàmm donc ci loolu la ñuy dox
donc lu tubaab yi di wax un homme sans culture c'est comme un zèbre sans rayure. Un zèbre sans rayure moom ak mooy façon àll yu am rëdd yu rafet yooyu bu ko amul moo ak sunu mbaam yi ñoo yem ku ñëw war ku ñëw dóor. donc loolu moom mooy domination culturelle yu yeneen culture yi di am ci sunu kaw donc nag nit il faut nga taxawal sa bopp xam sa bopp d'abord balaa ngaa dooni leneen. donc nag anglais naan ko it's like a leafless tree garab bu amul xob xam nga ni dafa dee. donc nag nit ko amul culture noonu lay mel donc sunu culture la ñu am sunu borom moo ko wàccee. donc boo bañee li nga doon c'est comme si gëmatoo yàlla donc nag buñ ko defarul sunu bopp amul keneen ku koy def à notre place donc président Senghor moo doon wax Sénégal pays de dialogue la. pays de dialogue nag fuñ ko mën a jaaree moom mooy cousinage à plaisanterie kal séeréer bi fu ma ko gisee comme ça cameraman bi tey man maa buuram la sersi donc looloo neex jour ji ci làmb ji événement boobu am na jàppante bi fa am juste bi mbër yi di dugg diggante pël bi ak séeréer bi mais buñ jàppatee ba mu tàng bu ñu laajee kële loo doon mu ne man pël laa ñu laaj keneen loo doon mu ne séeréer fa la histoire bi yem donc loolu lañ am loolu nañ ko valoriser donc nag président Senghor moo doon wax la culture est au début et à la fin de tout développement wala de toute chose donc nag tey événement bi permettre na ñun en tant que pël sunu tëgg yi nga xamante ni gars yi dañoo bàyyi seen cosaan jour boobu dañoo exiger képp kuy ñëw na nga indi cosaan donc sunu mag yi ñëpp ñu dencoon seen ay takkaay yu yàgg dañoo dem génneewaat loolu yóbbuwaat ko ci tëgg yi ñu tëggalaatal leen ko. sunu sàkke yi ñoom it même chose mooy ñuy defar tengaade yi ak dàll yi ni ñoom ñëpp jour boobu noonu économie bi dafa développé ci seen côté donc bu dee dañ bàyyi doon jéggaane doon soli leneen mooy yeneen événement yi ngay gis fii yëpp occidentaux yi lu président Senghor wax la culture est au début et à la fin de tout développement 31 décembre par exemple bu jotee nan la ñuy solo du ñu sol suñu cosaan affaire tubaab bi moom la ñuy sol déjà ñu ngi leen di valoriser di jëndaat encore ñoom seen produit pour valoriser leen ñun nañ def suñu cosaan ñu valoriser suñu cosaan su boobaa suñu mbokk yi ci la ñuy développer parce que tey di nga dem ci sàkke bi wala tey di nga dem soli sa mbubu cuub bi nga sol ko ba mu rafet def sa cosaan ñëw valoriser événement bi donc noonu la ñuy rawee donc loolu moom moo ñu tax a jóg donc vraiment yéen it aussi kontaan nañ trop ci liggéey bu am solo bi ngeen di def donc sant yàlla bu baax jàll ñëw na événement bi ñëw na ci jàmm comme ni may wax mag yi ñoom ñoo fa jiitu seen ay kurus ak seen ay ñaan ñëpp képp ku fa ñëwoon benn kàddu moom mooy kontaan nañ lii musul am te buñ ne làmb aussi violence buy am ci làmb donc lii war nañu woon Sénégal sport union moo taxoon ñu koy wax jàmm mais violence bi war na mën a dañ parce que organiser nañ foofu fees na dell nit ñi sant ba naas ñii sol seen ay or ñii sol seen ay takkaay ñëw ci jàmm ñibbisi ci jàmm te violence amu fa donc fair play moom moo fa amoon donc ñu siy sant nag commandant Thioune def na ci taxawaay bu am solo donc ci côté sécurité sapeur pompier même chose CNG même chose donc vraiment bis bi rafet na. Boo seetloo lamb ki dellu ne mës na fees waaye bii combat